ngeen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéen safoo chaîne bi nga xamante ne mu ngi tudd Setnet tey jii ñuy dalal benn personnalité bu mag ci réew mi bu ñuy wax Bruno D'erneville bëggoon waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu sport donc nag bu ñuy wax sport nag c'est dans sa globalité tey jii dañuy dalal monsieur Bruno D'erneville ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay donc di nuyu itam seen téléspectateur bu Setnet di leen masawu coono ci mbas mi te di ñaan yàlla mu may ñu génn ci mbas mi ak jàmm di ñaan yàlla itam waxtaan bi ñu jëlee ci daal loo xam ne dina amal njëriñ askan wi yëpp rawatina monde de sport. jërëjëf Bruno li nga xamante ne dëgg-dëgg bëggoon nañu ko waxtaane tey mooy jafe-jafe yi nga xamante ni sport mu ngi koy dund ndax dañu gis ni sport bi fii ci Sénégal daal franchement doxul ndax ñàkk dox bi mooy on tarde à faire des résultats donc bëggoon la laaj yow lan moo sabab loolu. waaw man nag dama nekkul pratiquant du sport passionné naa la nag ci wàllu sport maanaam daanaka ci sport yëpp nekk naa ko xam ne je suis conscient du fait que sport bi dafa am lu muy indi ci lu baax ci réew mi ci wàllu éducation ak yu demee noonu waaye ci wàllu fonctionnement interne bi xaw naa ci am quelques difficultés waaye liñ ci mën a wax moo di dëgg la ci wàllu surtout football dañu seetlu ne Sénégal donte am na ay classement yoo xam ne souvent ci wàllu Afrique ñu ngi ñuy boole ci réew yi nga xam ne ñoo jiitu ci classement bi on va dire peut-être ci 15-20 premiers yi souvent yenn saa yi sax dinañ ñu yóbbu ba ci les 3-4 premiers te gis nañu ne Sénégal musul am Coupe d'Afrique par exemple gis nañu itam foog naa loolu ci fan yi néew yi waa nu ñu tuddati waa ñii di préparer la Coupe du Monde pour 2022 nee nañu Sénégal bokkul sax ci réew yi nga xam ne mun nañu wax ne am nañu ay infrastructures yu baax maanaam ñun dañu éliminer ci wàllu woowu te boo xoolee réew mu mel ni sax Mauritanie tey ñoom am nañu ay stade homologué na am nañu benn wala ñaari stade homologué ñun amuñu benn stade boo xam ne homologué nañ ko donc réew moo xam ne wax dëgg naw nañ la ci ab sport waroon nañu toll foo xam ne tey waxuma la sax benn stade waaye war nañu am au moins ñaari stade gis nañu ne Cameroun nga xam ne ñoom la ñuy diirante mbagg ñoom tey am nañu ñeenti stade yoo xam ne homologué nañ donc je pense que yooyu ay fait la ay éléments factuels la yoo xam ne wane na ne ñun dañu xaw a nelaw nag gis naa ne ci Coupe d'Afrique bu mujj bi suñu fédération football am na xaalis bu ñu leen jotoon a jox itam nee nañu woon dañ ciy defar stade yeeg yu demee noonu mais dama jàpp ne fédération bi donte sax am na ay volonté de bien faire gis nañu ne organisation wu sport bi ci boppam maanaam tutelle bi ak yooyu maanaam ministère bi ak ni muy doxaleeg fédération yi moo mel ni lu xaw a sooke ba nga xam ne tey peut-être amoon na organisation boo xam ne waroon nañ ko taxawal bu wóor boo xam ne dina may fédération bi mu mun a liggéey normalement mais li ma ci jot a xam mooy fédération bi ci boppam loxo yi dañ ko xaw a tënk tuuti ngir loo xam ne xëy na ci ministère bi moo le problème bi nekk donc boo xoolee ci wàllu football loolu nekk na ay points yoo xam ne ay points noirs la luy wane ne liggéey bi am na fu mu sooke ndax ñoom am nañ taxawaay boo xam ne pour saafara ko kooku moom mënuma ko wax ndax loolu il faut nga nekk ci seen biir pour nga xam ko waaye li wóor ba wóor mooy at yii ñu passé yëpp wax dëgg mënoon nañu weesu fii bu ñu amoon organisation bu dal gis nañu itam ni ñuy organiser seen tournée yi bu ñuy dem ci ay campagne CAN ak yooyu dégg nañ fi ay wax yoo xam ne wax dëgg rafetul
ci délégation yi ni mu demee ni ñu monté délégation yi ni xuloo yi am et cetera yooyu yëpp nekk na loo xam ne day wane ne organisation am na lu des am na loo xam ne war nañ ko defar boo xoolee yeneen sport yi itam surtout ci arts martiaux yi les sports individuels gis nañu ne Sénégal am na ci ay qualité yu baax parce que taekwondo foog naa am nañ ci ay champion xawma champion d'Afrique ou champion du monde mais en tout cas am nañ ci ndam yoo xam ne ci à des niveaux internationaux très élevés karaté pareil boo jëlee lu mel ni ki Scrabble pareil am nañ ci ay niveau de champion yoo xam ne champion d'Afrique voire même au niveau olympique ou au niveau mondial donc yooyu yëpp nekk na loo xam ne wax dëgg Sénégal war na ci bàyyi xel pour au moins ñu defaral leen ay cadre yoo xam ne ñu mun a gën a exprimer wu ci biir ndax ñooñu bu ñu demee ci bitim réew di ñu xeexal ndam biñ ci am ndamu Sénégal la day tax Sénégal nit ñi gën koo xam gën koo naw bu boobaa même ci wàllu sax koom-koom ci wàllu business loolu dina ci mën a am effet parce que nit ñi bu ñuy ñëw dafa am lu ñu jàpp ci seen xel naan ah Sénégal de mooy Sénégalu tel champion maa ngi dem seeti leen ñooñu ay nit ñu baax lañ nit ñoo xam ne ñu jara jëflanteel lañ voilà donc loolu yëpp pour dire que bu ñu xeeb sport sport dafa nekk un véhicule de notre image maanaam loo xam ne day génnee suñu jëmm day génnee suñu nataal fépp ci àdduna waaye itam sport ci boppam industrie la ndax gis nañu ne football tey ak yeneen sport mais surtout football dafa nekk sport boo xam ne bu génnee rek bu amee doole rek ndaw yi dañ ci am liggéey yu baax dinañ ci am ay moyens yu am solo yoo xam ne dina jàppale seen i njaboot dina développer seen i njaboot waaye itam il y a tout un système d'activité maanaam ñoo xam ne ñëpp dañuy liggéey ci wàllu sport bi autour des stades autour de ces activités sportives maanaam ñoo xam ne dañ ciy liggéey da ciy dund loolu yëpp économie bi la bokk na ci économie bi te loolu bokk na ci li nga xam ne mun na suqali réew mi. Seraf wax dégg nañ ko Bruno ça bu ñu déggee ni nga waxee daal mooy que ni yëf yi war na gën a mën a dox ndax njëriñ a ngi ci donc yow sax sama question xaw nga ma ci broché tuuti ndax dama la bëggoon laaj ci yeneen discipline parce que aussi gis nañ que ni y a pas que le football qui ne marche pas yeneen discipline aussi ça ne marche pas donc gis nañ ne dans le passé vous avez été vraiment un grand mécène pour la boxe donc lan moo waraloon tey jii nii nga vraiment ñëw am yéen a jàppale ñi nga xamante ne ñu ngi ci boxe bi à l'image de monsieur Cissé comme promoteur de boxe xamante ne événement mi passé vraiment vous avez été vraiment un grand mécène ci organisation yi mu doon def. waaw Adama balaa ma lay tontu ci question boobu dama bëggoon féliciter la ndax yow bokk nga ci ñi nga xam ne wax dëgg ay jàmbaar ngeen ci wàllu woowu bi ma gisee ni ngay yëngoo. ci promotion au sport ou boxe ak yenn sport de combat yu mel ni sport yu bees yoo xam ne xamaguñ leen woon bu baax fii ci Sénégal muy mixed martial arts MMA donc bi ma gisee loolu dama ne il faut que ñu am lu ñu leen jàppale donte sax xëy na sama doole néew na waaye dama jàpp ne ñu mel ni yéen war nañ leen mën a encourager parce que yombul. Sport de combat yi rawatina boxe dafa nekk sport boo xam ne Sénégal yàgg na ci fës yàgg nañ ci am ay champion yoo xam ne dama jàpp sax ne champion yooyu waroon nañ leen gën a may gëdd ku mel ni Fall muy Batlin Siki nga xam ne jaar-jaaram vraiment épopée bu doy waar la kooku sénégalais yi war nañ ko gën a xam boo jàppee itam yeneen champion bari nañu ay champion ci surtout ay champion africain yoo xam ne fii ci Afrique am nañ ci ndam man ci samay nijaay sax bari naa ci am naa ci ñaar ñoo xam ne ay mag ak rakk la ñu woon ñoom ñëpp ñaar nekk nañ champion d'Afrique ci ay catégories différentes mooy la famille Mendy bi nekk Thiès waaye boo xoolee itam même ci Europe am na ñoo xam ne ci championnat d'Europe bi lañ doon def ndax ay nationalité française dañuy yoroon mais ñu ci bëri ay sénégalais lañu rawatina nag ci xeetu manjaago yi parce que ñoom dafa mel ni ki boxe daal yitteel na leen trop donc pour wax leen rek ne am na ay sport yu mel noonu muy boxe muy karaté muy taekwondo même ci yeneen arts martiaux
asiatiques yi muy les arts martiaux Taïwan thaïlandais wala donc kung fu ak yu demee noonu gis nañ ne vraiment am nañu ay champions yoo xam ne bu ñu leen jàppalee tuuti rek mun nañu dem surtout que ci ay arts martiaux la yoo xam ne ay sport la yoo xam ne laajul ay infrastructure yu doy waar donc li muy laaj rek mooy encadrement tuuti ñu jox leen tuuti moyen pour ñu mun a dem donc vraiment dama jàpp ne li ma def ci wàllu boxe bi xeeb naa ko sax mais dama jàpp ne état bi ci boppam war na mun a gëstu sport yooyu jàppale ñi ciy dox rawatina ci gox-goxaan yi parce que l'avantage wu arts martiaux yi particulièrement mooy éducation bi muy joxe ci nit ñi ndax li ñuy wooye l'esprit budo mooy maanaam mentalité bi ñuy demee ci wàllu arts martiaux wóolu sa bopp gëm sa bopp waaye itam may cër nit ñi may cër nit ki nga xam ne moom nga jàkkaarloo ki ngay xeexal sax da nga koy may cër kon loolu bu dee yow ki ngay xeexal sax yaa ngi koy may cër astama ki nga xam ne jote wook moom dara kon loolu esprit boo xam ne esprit bu baax la esprit boo xam ne bu ñu ko jiyee ci suñu ndaw yi dina am lu mu meññ ci yeneen ak yeneen ci koom-koom ak ci yenn jëflante yi ñuy jëflante ci seen àdduna te loolu bénéfice rek la pour réew mi donc moo tax may encourager arts martiaux yi mais encourager les techniques individuelles waaye itam muy football muy handball ak yooyu dans les sports collectifs il y a un état d'esprit bu ci ne itam seetlu nañu ne par exemple ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ay ministères wala ñi nga xam ne sax jot nañu am ay responsabilités yu mag ci état ñu ci bëri bu dee def nañu sport bu dee ça a été des grands sportifs dañuy ànd ak benn état d'esprit boo xam ne état d'esprit bu positif maanaam boo xam ne vraiment lu jëmale kanam la ñuy seet souvent di xaw a fàtte seen bopp te loolu foog naa ne moom la ñu soxla tey ci suñuy njiit yi. rafet na waaw tey jii léegi nag dañu bëgg waxtaan ci solutionner les difficultés nag du sport sénégalais tey jii nii bu ñu waxee solutionner aussi dañuy xalaat que ni il faut des moyens te gis nañ ne aussi sportif yi ak sport bi Sénégal dafa xaw manqué moyen naka nga yaakaare ni yow fa la solution war a mën a jógee si sur le plan vraiment des moyens quoi. waaw fi ñu toll ci sport tey dafa am lu muy firnde boo seetee ñun suñu sport toll nañ fii ay jamono am na ci ay sport yoo xam ne demoon na fu sori wax naa ci sport de combat yi waaye sax fàtte naa ci benn sport boo xam ne yàgg na am ay résultats mooy basket masculin basket féminin ñaari basket yëpp amoon na benn temps on était au firmament ci basket africain bi boo daan tudd ñaari réew Sénégal Angola la woon donc dem nañu ba toll foo xam ne pratiquement sport boobu dafa méngale dañ ko méngale woon ak Sénégal mais xoolal tey fi ñu toll foog naa ne tey Mali sax mu ngi diirante mbagg ak ñun kon ça veut dire que dem nañu ba à un moment donné wàccee bàyyi suñu loxo basket bi boo xoolee tey infrastructure yi ñu am bariwul boo génnee ci bi nekk fale Demba Diop muy Marius Ndiaye pare ci bi nga xam ne moo nekk foog naa bi nekk côté Médina ak bi ñu def Diamniadio mun nañu wax ne pratiquement pare nañ ci te yàgg nañu fonctionner uniquement quasiment ak Marius Ndiaye ak bi nga xam ne moo nekk fale Médina dama fàtte tur bi waaye pour wax leen ne ñun dañu bàyyi suñu loxo te fii mu ne nag boo bàyyee sa loxo da ngay dem ba à un moment donné mënatoo yéeg wàcc rek kay des kon ñun dañu toll fi nga xam ne ñu ngi wàcc te wàcc nañu niveau boo xam ne ragal naa ne pour gën a wàcc lii sax dina jafe parce que situation globale u réew mi moo ko def dañu nekk ci un échec global neexul ba neexul nag
mais fa la ñu toll te gis nga mbas mi egsi ni dafa gën a fësal suñu daanu ñu bëri ñu ngi xalaat ne mbas mi moo yàq lu bëri mais mbas mi dafa révéler lu bëri maanaam dafa wane lu bëri ci doxalin bu jagul tey laaj nga ma naka la ñuy war a def pour suqaliwaat sport bi solution mun nañu wax ne amul benn solution boo xam ne c'est une solution unique maanaam solution boo xam ne boobu rek la mën a doon waaye am na lenn loo xam ne ci lu wóor bu ñu ko soppiwul dara du dem mooy li ñuy wooye condition sine qua non moom la tubaab di wax condition sine qua non am na loo xam ne loolu mooy base bi bu loolu demul leneen mënul dem mooy lan mooy ni ñu yoree suñu réew maanaam ñii ne ci kaw ñoo war a joxe maanaam yoon wi ñoo war a am taxawaay bi war ngir li ci des yépp mun a baax dañuy faral di wax ñu ne jën buy yàqu ci bopp bi lay yàqu lépp lu yàqu fi mun nañu wax ne base bi yépp mooy bopp bi bu bopp bi taxawoon ni mu war a taxawee rek meññeef yépp baax ci cër yépp wax nañu sport bi waaye man mun naa la ci tudd yeneeni domaine foog naa ne ci wàllu wér-gu-yaram tey ñépp dégg nañu li xew te mbas mi dafa gën a wone suñu nërmeelu amuñu ay capacité pour yor suñu ñiy feebar pire tey dañu toll foo xam ne waroon nañu gën a li ñu am akas néew ñu gën koo ñoŋal waaye dégg ngeen ne ñi nekk ci wàllu santé bi ñu ngi jaay li nga xam ne mooy li ñu am akas néew garab yéeg matériel yéeg ñu ngi koy jaay docteur Niang wax na ko fii ñu bugg koo indil ay jafe-jafe mais li mu wax dëgg la dafa am fu mu ko teg boo xoolee ci wàllu éducation c'est pareil éducation tey nërmeelu na lu tax loolu parce que état waxtaanul bu baax ak enseignants yi te dañuy dëkk di nax enseignants yi di leen dig loo xam ne duñ ko def bu ko defee enseignants yi bu ñu demee ba yàgg dañuy décourager santé bi ci boppam ñii di faj am na lu bari loo xam ne dañ leen ko waroon a fay ci wàllu Covid bi fay ñu leen ko te ñu nekk ci ay jafe-jafe tey te seen bakkan a ngi xotti ci xotti gerte bu yàggul maa ngi déggati ne ci wàllu agriculture mbéy mi jàpp nañu ay nit ñu jël ay semences certifiées maanaam semence yoo xam ne dañ ko ay semences yu baax yoo xam ne dañ ko contrôler ñu jël ko di ko yóbbu Guinée-Bissau pour jaay ko te suñu béykat yi fii ñu ngi korkoral di ut ay semences te amuñu semence certifiée waaw loolu yëpp dafa mel ni kii nit koo xam ne boo jàppee Sénégal mu mel ni ab nit dafa mel ni nit koo xam ne mu ngi jël paaka di jam boppam kooku buggul boppam mu ngi rey boppam kon feebar bi dafa ëmb lu bare bari te ci bopp bi la tàmbali dégg naa ci fan yi ku mel ni Moustapha Cissé Lo def benn sortie bu am solo benn vidéo muy ciy wax ne nit ñi il faut ñu delloo ci seen xel di tànn ay nit ñu baax pour jiite réew mi pour jiite suñuy goxaan yi jël ay nit ñoo xam ne am nañu cofeel ci seen askan pour ñooñu jiite waaw ku mel ni Moustapha Cissé Lo bu demee ba xelam dellu si muy wax lu mel noonu mais nit ñi war nañu xalaat lu tax muy wax loolu parce que dem nañ tey ba gis ne Covid bi am na lu bari lu mu révélé ne alal nekkul une fin en soi maanaam utum alal warul nekk loo xam ne moo ñu war a yóbbu déedéet li ñu war a yóbbu mooy ay valeur yooyu nag lu ci bari dañ ko perte ay valeur yooyu dañu ko daan jàngal bu njëkk suñuy maam yi daawoon nañ ko def ci seeni doom yi waaye loolu yëpp tey dafa normal tey lépp lu nit ñi xam mooy lii sama intérêt bopp yaa ngi wax problème mu fédération de football waaye mun naa la ci wax itam ci le patronat sénégalais jàppante naa fii ak Baydi Agne ak nitam ñi jàppante naa fii
ak Mansour Kama yal na ko yàlla yërëm ma ne leen mais dañuy war a toll foo xam ne da ngeen war a teggeeku bàyyi ñi ndaw yi jël parce que yëf yi ñoo ko bokk bu ngeen ko defee affaire xaritoo rek nii du dem ñu mere ma ci mais loolu dëgg la fekk ñu ngi doxal ay mbirum xarit mbirum affaire bi nañ ko def ci entre nous ci suñu ñun ci xarit yi képp ku jóg ñu jéem ko buntu xatal pour mu nërmeelu mais fekk ñu ngi doxal noonu dara du dem te ñooñu foog ne ñu ngi ciy profito ñoom dinañ bokk ci ñi koy réccu ëllëg Moustapha Cissé Lo ci ñi yoroon réew mi la ba léegi sax mun na ko wax mais moom ci boppam mu ngi wax ne tey képp ku ci feebar ci ñoom du dem faju feneen fii lay faju kon loo am milliard boo munoo faju sa réew sa milliard yooyu nga dee ci wetu sa milliard dañ lay suul rek li nga yor noonu keneen ñëw lekk ko kon balaa caa loolu na nga ko def ci réew mi ñu liggéey ko ba nga xam ne ñépp a jëriñoo ko loolu mooy wax ji te loolu boo xoolee ci fànn bu ne noonu lañ ko war a doxale man nag jugé wu ma ci wàllu fédération bi ndax dégg naa ne tey la ñuy def seen élection gis naa ci nag wax ju bari bu ma sañoon de nit ki bu defee ay mandat mu ñaari mandat wax na mun a bàyyi ñeneen jël xaj na nag problème mu fédération bi mooy dañu am un vice-président de la CAF ñu ne peut-être bu nekkutul président de la fédération dina am lu mu wàññi ci position am foofu mais yooyu yëpp war nañ ko mun a waxtaane ba xam ndax réellement loolu argument la am déet bu dee argument dëgg la boo xam ne day jëmale sport bi kanam nit ñi war nañ cee mun a d'accord ne kon nañu ko bàyyeegum ba mandat am boobu jeex bu dee loolu nekkul un argument de taille mais bu boobaa nañu bàyyi ñeneen ñu ñëw ñoom itam indi seen xam-xam indi seen xalaat man li ma jàpp mooy nañu jiital li nga xam ne mooy intérêt Sénégal bu ñu ko defee rek war nañu mun a déggoo waaye bu ñu jiitalee seen intérêt personnel rek ku munti doon nag dama ragal ne bu yàggee ay jafe-jafe rek lay indi te ñoom ñi sabab loolu ñoom ñoo koy njëkk a réccu waaw loolu daal moo doon sama wax pour tënk ko rek pour defaraat mbirum sport weesu na sport pour defaraat sport bi dañuy dem ba wax ci li nga xam ne ñoo yor réew mi ne ñooñu tey dañoo nërmali ñooñu tey dañu dem ba mënatuñu dañu toll foo xam ne échec la ñu dem échec nag lenn na moo ko mun a lancé waat mooy ñooñu teggeeku ñeneen ñëw mentalité yi mun a demaat nit ñi mun a fireeku yëf yi mun a demaat waaye fekk loolu amul dañuy continuer di nërmelu te jafe-jafe yi dina gën a tar gis nañu tey ne jafe-jafe yi mu ngi jur ay violence boo xam ne kenn mësu ko fee gis violence yooyu yëpp lenn ko fi indi jafe-jafe àdduna désespoir maanaam toll foo xam ne gëmatuloo ne mun nga cee génn gëmatuloo ne réew mi mun na cee génn kon nag man nu ma ci munee génn rek muy noonu voilà espèce su suicide la rek comme ñi nga xam ne dañuy jël gaal yi di dem maanaam dafa mel ni ki dañuy rey seen bopp rek waaye dañu gëm ne bu ñu ko deful itam même bu ñu toogee defuñu dara itam dafa mel ni ki dee nañu ba pare voilà. Bruno sa wax rafet na léegi nag dañ la bëggoon en tant parce que discours bi ñu déglu nii xaw nañu c'est un discours un peu politique léegi yow nga xamante ne vous êtes un acteur politique ci réew mi dañu bëggoon xam ban promesse ngay promettre les sportifs bis bu la yàlla jàppalee nga am cër ci réew mi sur le plan politique vraiment benn promesse boo xamante ne tey jii di nga ko promettre les pratiquants les sportifs sénégalais ba nga xamante ne vraiment nañ gis seen bopp si sa projet politique boobu. waaw man balaa may def ay promesse dama bëgg d'abord nit ñi xam ci ban esprit lay demee ci wàllu politique man li ma dugal ci politique nekkul kenn moo téye sama loxo dugal ma ci politique nekkul ne damay ut ndam
ndamu de quel qu'il soit surtout ndam wàllu aleel ak yu demee noonu dama bëgg mu leer nañ parce que en 2014 bi ñu génnee ci élection locale yi dama toog atum lëma boo xam ne defatuma benn activité politique pour xalaataat sama bopp ba xam ndax sama engagement politique bi pour xam li ko sabab dëgg-dëgg parce que yenn saa yi da ngay dugg ci loo xam ne xaj na yaa ngi ciy dem nii mais xooluloo bu baax li ko sabab dëgg-dëgg ndax bëgg man la wala ndax bëgg utum alal ndax wala leneen parce que loolu bu leerul rek di nga dem ba dugg ci yenn mbir yoo xam ne xaj na njuumte lay doon te xam nañu ne politique yoon bu jafe la en tout cas bu dee politique wu ñoo xam ne dafa am yéene bu ñuy ut bu dee nag yow da nga nekk ci ay calcul kooku yomb na ndax boo yëngatoo tuuti gis ne ki yor réew mi mun nga ko kobos nga dem kobos ko mu oola nga ñëw toog jàpp sa njàmbur di wax di wëyu ki nga xam ne moo fi ne donte sax di nga xam ne li muy def xëj na jagul waaye tout ça donc pour dire que lii sabab sama taxawaay man ci wàllu politique vision la une vision citoyenne maanaam en tant que citoyen bokk ci réew mi di ci dund am sama cosaan fii am samay am di jàmm yépp fii li ma soxal mooy naka la ñu leen di jàppale ba ëllëg si biir ñoom ñëpp ñu siggi ndax bu ñu siggee rek man it ma siggi waaye bu ma jéemee siggi te ñoom ñu ngi sëgg par force foog ma sëgg man itam ndax du ma mun a wax samay naataangoo yu bitim réew ak yooyu sama fierté maanaam sama cofeel ak sama kontante ci li ma bokk ci Sénégal kon li ma bëgg mooy ñu jàppale réew mi mu jëm kanam ci fànn yépp nag loolu nag boo ko bëggee def ci politique rek nga ko mën a def ndax boo amee sa entreprise ci sa wàllu entreprise rek nga mën a liggéey mooy li may def depuis 20 ans bi ma ñibbisee Sénégal jot nañ ci am ay def ay jéego nag ndax bokkoon na ci patronat bi bokk naa sax ci yenn kuréel yoo xam ne def nañu ay normes sénégalaises yoo xam ne jëmale nañu tuuti kanam bopp donc am na lu ma ci jot a def waaye tey dama soxla léegi wane sama bopp ci wàllu politique léegi nag ci wàllu sport wax naa ko sànq sport dafay contribuer ci wàllu éducation maanaam day jàppale wàllu ni ñuy suuxale xale yi def ci seen bopp ay valeurs yoo xam ne valeur wu liggéey la valeur wu gëm sa bopp la ak yu demee noonu kon loolu bokk na ci liy développé réew mi man nag am na ci xalaat ci suñu programme buñ ci defoon bu yàgg ci wàllu sport yépp nag il faut que déjà ñu may chance suñu ndaw yi ci domaine yi nekk domaine olympique yépp maanaam domaine yi nga xam ne dañ ko reconnaître muy domaine sport olympique yooyu yépp mu am au moins benn wala ñaari infrastructure lu mu bon mu am ci benn infrastructure bokk ci réew mi foo xam ne ñi bëgg sport boobu di war nañu mën a ñëw def sport boobu foofu dëgg la amuñu kattan pour def ko fu nekk waaye mun nañu buñ ko xalaatee dëgg-dëgg mun nañu xalaat ba nga xam ne même bu dee sax ay complexe multisport la yoo xam ne dina ci am benn complexe rek mun na ci am 10-15 sport yoo xam ne dañ ko ci mun a def ci biir waaye li wóor ba wóor mooy Sénégal bu ko buggee te du diisaay boobu at bu jot mun nañu def quelques infrastructures wala boog au moins benn infrastructure sportive boo xam ne ci ay domaine bu yàggee dinañ ko couvrir maanaam fii ak 10 ans ñu mun a couvrir sport yooyu yëpp benn ñaareel bi il faut que ñu mun a dugal ci institution scolaire yi un système d'éducation sportive boo xam ne mu ngi fi woon sax naam waaye dafa mel ni ki xaw na nërmeelu ay UASU ak yooyu yëpp dafa mel ni ki xaw na wàññeeku daal amatul doole boobu ñu ngi encourager plutôt les nawetaan et tout ça dans les sports c'est très bien mais man dama jàpp ne sport bi pour mu mun a développer bu baax il faut ñu boole kook éducation il faut ñu boole kook système éducatif bi kon sport à l'école dafa nekk lu am solo ci biir sport à l'école boobu nag dina am sport boo xam ne day continuer nekk ci école rek noonu ak benn sport boo xam ne day nekk le sport d'excellence
sport d'excellence boobu li tax ba il faut ñu développer ko aussi dafa am ñoo xam ne sport mooy seen dund ñooñu il faut ñu préparer leen ci bu ñuy nekk ndaw ñu mun a développer seen art au maximum. maa ngi doon gis benn émission bu yàggul ci Osaka Naomi Osaka la tenniswoman japonaise mais kooku boo xoolee papa ji bi muy tuuti la commencé di ko defloo tennis xale bi bëgg tennis mu koy encouragé ci wàllu tey Naomi Osaka championne mondiale la kenn mënu ko natable donc pour wax ne loolu il faut ñu teel ko repérer ci xale yi mun développer ci loolu ñu encourager leen surtout que toll nañu ci jamono yoo xam ne sport bi boo ko développer bu baax boo ci demee bu baax boo ci amee ay succès mun na dundal sa jaboot kon nag loolu war nañ ko mun a encourager donc le sport de haute compétition le sport d'excellence kooku tamit benn filière la boo xam ne il faut ñu penser ko donc il y a un plan stratégique global boo xam ne xaw ma ndax ministère bi def na ko am déet ministère des sports def na ko am déet mais dama jàpp ne bu amul itam war na mun a am man dama jàpp sax ne amul parce que bu amoon dëgg-dëgg du ñu toll foo xam ne dañuy wax ne amuñu sax stade olympique quand même mais ciy wax nag ci wàllu stade bi itam dama ci bëggoon wax benn affaire boo xam ne am na solo te dama xam li may wax ci côté boobu stade bu Diamniadio bi dañu ne stade olympique te tey ñii di contrôler stade boobu amuñu spécialiste boo xam ne ci wàllu homologation lay liggéey ñun bokkoon nañu ci compétition bi ci wàllu contrôle boobu maa ngi ci biir contrôle technique te ñun dañu amoon un spécialiste de la FIFA tubaab nekk ci biir suñu équipe ñu am plus que note ñun ñoo nekkoon premier waaye comme société bi Derneville moo ci ne ñu fagagal sama société def ci beneen société bi ñu ci def nag ñoom amuñu spécialiste homologation FIFA mooy stade bale bu Diamniadio kon nag ëllëg si biir ma wax ko teel ci seen émission bi laa ko wax ëllëg si biir bu stade olympique Diamniadio bi bu amul homologation nañu xam ne foofu bokk na ci li ko indi kon nag gis ngeen ne réew kenn du ko pàccoo noonu da nga koy jox ñi ko yellool da ngay jox liggéey bi ñi ko yellool man de loolu ci lu wóor la yor naa preuve yi ñun suñu société moo ko gagné woon te ñun dañu amoon un spécialiste FIFA boo xam ne day xool nu ñu koy homologuer stade bi parce que stade bi pour homologuer ko il faut mu am ñu xam bu baax homologation FIFA ni muy demee ñu lëkkaloog ay laboratoire yu tàmm def homologation yi parce que gazon yeeg yooyu yëpp dañ koy laboratoire yi dañ koy testé yu demee noonu te loolu il faut que mu doon laboratoire certifié par la FIFA ñii di contrôler foofu tey dem leen laaj leen amuñu loolu kon nag ëllëg si biir bu ñu amul homologation bi du kenn ku dul SOGIP ak état sénégalais voilà on n'a pas de stade aujourd'hui homologué te ragal naa ne def nañ 152 milliards ci stade Diamniadio boo xam ne boo otul day nërmeelu encore voilà donc pour dire que il est temps que ñu seetaat suñu bopp ci wàllu organisation d'une manière générale du sport mais vraiment pour parler de politique bi ma bëgg man ci réew mi ci wàllu sport noonu laa ko gisee sport bi dafa war a nekk sport à l'école d'abord ensuite sport une filière haute compétition boo xam ne dañ koy organiser jox ko ñi ko yellool ci sama xalaat état dafa war a teggi loxoom ci emprise bi mu am ci fédération yeeg ni ñuy doxale nañu bàyyi fédération yi dox ni ñuy war a doxalee normalement fédération yi ñoo xam seen sport yi ni muy demee kon nañ leen bàyyi ñoom ñuy gérer ba pare nag ñu leen di évaluer ñuy laaj parce que état daf leen di financer état daf leen di subventionner donc état am na sañ-sañ at bu jot mu laaj leen fu ñu toll ci liggéey bi loolu daal moo nekkoon sama vision boo xam ne mu ngi ci suñu programme nekk naa itam
ci wàllu élection locale maa ngi ciy jublu ni te ci biir élection locale yi ñun de fale suñu Foundiougne bi am na lu ma jot a wax jeunes yi ñun de xalaat nañu ne jeunes yi war nañu mun a am foofu un complexe sportif seen stade de football bi nga xam ne boo fa demee di nga gis ne daanaka place su xar yeeg béy yi la amul buntu amul dara amul vraiment stade bi dafa tribune yi waxi noppi daanaka ay béton mu ngi daanu seen kaw bopp donc yooyu yëpp mënul doon loo xam ne dina encourager jeunes yi ñu gën a xarañ ci football bi te jàpp naa ne loolu bu ko commune bi planifié même bu dul sax ci at bi jiitu boo ko planifié nga ne at bu jot damay jël benn somme ma placé ko bu ma tolloo ci 2 ou 3 ans war naa mun a toll foo xam ne dinaa defaraat stade bi pour les jeunes ba pare nag confier ko association sportive yi di suivre nag ni ñuy doxale donc pour dire que li may wax nii je vais le commencer au niveau local maanaam moom mooy sama yéene commencer ko ci gox-goxaan yi bu ko defee nag sénégalais yi mun a gis ne ñun de suñu kàddu du changer ni ñu taxawee ak ni ñuy xalaate moom mooy bi bu démb bi mooy bu tey mooy nekk bu ëllëg. jërëjëf monsieur Bruno sa kàddu bu mujj ci émission bi. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax Adama di gërëm équipe télévisée bi di wax seen téléspectateurs yi ne am ngeen chance am benn télévision boo xam ne mu ngi wax ci sport bariwul ay télévision yu nekk ci axe boobu ci domaine boobu mais nekk na loo xam ne am na importance rawatina ci jamono yi ñu toll nii ndax sport munoo ko teqaleeg éducation te tey Sénégal dafa soxla ñu yaraat suñuy ndaw yi joxaat leen ay idées yu baax maanaam xalaat yoo xam ne daf leen di jëmale kanam daf leen di gëmloo seen bopp day dimbali réew mi ci génne ko ci jafe-jafe yi muy dund nii di leen dolli gërëm bu baax di leen sant ci seen ñëw bi tey. ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur Bruno Derneville.